Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. ne alpulaar yi waaw joolaay nangam nangam waa Casamance nangam nangam Ousmane Sonko nangam nangam dugg na fii génn fii xam nga alpulaar yi aussi gis seen bopp auzu billahi mina shaytaani rajim auzu billahi mina shaytaani rajim loolu ministre de la justice moo ko wax pour ñii naan Sénégal dafa am justice dañ bàyyi justice def liggéeyam yan laay waxal sunu borom moo leen tontu à travers ministre de la justice bi Macky Sall ne moom am na ñoo xamante ni ay sàcc leen dañuy sàcc ñu jàpp leen yoon moo leen police moo leen jàpp yaa ngi dégg police moo leen jàpp ñuy sàcc mais kenn du leen tëj man fii tànk maa ngi fi kenn du leen tëj seen dossier maa ko yor maa teg sama conc moom moo ko wax moom Macky Sall ana gars yi doon wax naan dëkk bi daa am justice ani ngeen mais nag li yëpp moom Macky Sall ci boppam moo ko coiffé moom Macky Sall ci boppam moo ko coiffé parce que ñi fi def njombe ñi yëpp amul ci kenn koo xamante ne nii Macky Sall protégé wu la moo leen protégé ñoom ñëpp Macky Sall moo leen protégé ñoom ñëpp parce que dans les normes ministre des affaires étrangères dañ ko war a relever ministre de l'intérieur dañ ko waroon a relever préfet Dakar dañ ko waroon a relever ministre de la justice dañ ko waroon a relever ñoom ñëpp dañ leen waroon a relever parce que ñoom ñëpp faute lourde lañ def ñoom ñëpp faute lourde lañ def buñ ko mënu tuddee trahison faute lourde la dañ leen waroon a relever ñoom ñëpp bu fekkoon dëkk bi am nañ président boo xamante ni il est digne de son nom il est digne de son nom mais li ma leen doon wax depuis le début bi mooy ñëwaat rek gis ngeen politiciens yi ay xar ak ay bëy la ñu jàppee gis ngeen politiciens yi bu ñu xoolee ay bëy la ñuy gis ak ay xar ñun ñoo war a xam suñu bopp am suñu fulla dama la koy répéter tous les peuples sont libérés eux-mêmes peuple mooy libéré boppam gis ngeen ñun suñ maanaam sensibilisation bi sax waruñu yem ci rek di sensibiliser non seulement dañoo war a sensibiliser suñuy papa sensibiliser suñuy yaay pour prochaine élection yi di ñëw parce que maire yi bokkuñ si ñu solo la maire yi dañuy wax ne dëgg ñun suñu yaay yi xam nga da ngay waaru mënu si ñoom dara dañuy ñëw jox leen benn 10 000 wala ñu jox leen ay tissus affaire yooyu noonu xam nga ñu dem voter gars yi xam nga ñoo tam bokkuñ parce que ñoom tam électorat bu am solo lañ suñu parents yi électorat bu am solo lañ il faut ñu nangu di waxtaan suñuy parents yi si biir kër yi di parce que gars yi pour ñu combattre leen du dañ leen di sànni xeer du dañ leen di saaga du dañ leen di xeex ak ñoom dañ leen di vilipender arme baa ngi noonu gis nga ñii pour xeex ak ñoom dañ leen di vilipender ñun ñu nekk ci waa kaw bi ñun lañ gérer côté kaw bi ñun dañ leen di tasaare fii moom fii duñu fi am 15 déjà amuñu fi dara yéen bu ñu xoolee diaspora bi position bu diaspora bi jël nga war a xam ne fii gars yi amuñu fi dara mais léegi yéen ñi nga xamante ne yéen nekk biir town nekk Sénégal foofu yéen combat bi yéen ko war a mëne à votre niveau mooy ngeen dem waxtaan ak paa yi nangu affronter paa yi dans les idées xam nga di leen wax waaw di leen tegal affaire yi quoi nu mu demee xam nga parce que paa yi tam aussi ñoom xam nga bañu ñu jàppale ñu mais il faut ñu xam ci lan la ñuy jàppale parce que tam paa yi bëgguñu violence bu fekkee ñun dañuy bàyyi Ousmane Sonko violence bi nga xamante ne gars yi ñu ngi ko ciy woo xam nga ñu gëmloo ko paa yi ak maire yi duñu am carte am Ousmane Sonko du am carte paa yi ak carte maire yi du leen am parce que paa yi mag ñi bëgguñu violence mag ñi bu ñu gisee violence dañuy xool ki nga xamante ni moom yaakaar nañ ñoom moom duñu ko violent ñoom moom la ñuy dem jàppale ji loolu la jeunes yi comprendrewul ba léegi te loolu patriotes yi waruñu wala ci quoi ñun patriotes yi aspect boobu noonu ñun la si war a taxaw dëggantaan il faut ñu affronter suñuy parents muy suñuy papa suñuy yaay suñuy nijaay même suñuy sœur affronter la ñoom ñëpp dans les débats dans la maison suñ kër famille la dañuy toog boolu waxtaan bi wala añ bi ñuy waxtaanaale wala bu ñu reeree ba pare balaa ñuy tëdd ñu toog waxtaan teg ay débat gars yi affaire bi fii la ñii pour combattre leen lii kese lañ leen mën a combattre leen moo ñu jébaane leen xoolal vilipande leen fépp ñu vilipande leen fa ci internet bi ci biir kër yi ci grand place yi ci terrain de football yi terrain basket yi salle de théâtre yi fépp foo xamante ne nii yow doomu Sénégal digne de son nom laa la waxuma leen lâche de parce que il faut ñu wax ne dëgg si ñun il faut ñu wax ne dëgg suñu biir dafa am ay jeunes yoo xamante ne c'est des lâches suñu dafa am parce que génération bu nekk day am loolu génération bu day am ay génération bu lâche day am ay boy yoo xamante ne ni ay lâche lañ gëmuñu dara tekkiwuñu dara bëgguñu dara amuñu benn volonté ay lâche lañu ñoom bu yomb bi la ñuy wër
ñun nag ñoo war a dem ak suñu moyen gis nga gars yi noonu ñu teg leen de côté ku ñu nar a jàqal ñu fël la c'est facile ñoom moom neex na ñoo rek la ñoom duñu problème parce que ñoom sax amuñu carte électeur déjà gars yi mel noonu souvent duñu yor ay carte électeur nañ dem wax ak paa ak maire yi affronté leen ci boolu añ yi grand place yi fépp di waxtaan ak ñoom di leen xamal li nga xamante ne moom mooy les réalités parce que paa yi ñoom rajo la ñuy déglu te rajo gars yi fa nekk paa yi télé la ñuy seetaan RTS la ñuy seetaan paa yi RTS ak nu mu tudd TFM paa yi foofu loolu la ñuy seetaan gars yi dañ leen di nëbbu dëgg bi duñu xam li xew kuy seetaan RTS wala nga seetaan TFM doo xam li xew ci live bi doo xam pourquoi ñu attaqué TFM ci moment manifestation yi mais loolu waa TFM ñoo gën a xam nañ ko ñoom waa TFM xam nañ ko xam nañ ni ils ont pas joué le jeu Youssou Ndour même situation bi mu fi amee 2012 dafa génn moom Youssou Ndour kenn tojul teleem kenn laalul teleem 2012 kenn laalul tele Youssou Ndour parce que dafa génn nekk ci côté peuple bi mais cette fois ci comme que moom xam nga copain moo ne ci pouvoir bi mu ne xaar ma noppi sama yoon nekk ci affaire yooyu kërëb déjà élection yi sax gis nga ni moom la jàppale mais cooru jub ñun dañuy continuer suñu combat ñun kese garaawul quoi nañ dem ñun kese amul problème Youssou Ndour daqal say intérêt sa côté nga toog garaawul mais l'histoire retiendra gars yi combat bi fii la nañu affronter ñun combat bi nañu ko porter parce que suñu combat la gayen ngeen dem ay Maroc man bu ma dëggee ñu naan Sénégalais ñu ngi immigré dem Maroc gayen mais c'est vrai parce que Marocains dañoo liggéey actuellement may wax ak yéen nii Égypte am na benn projet boo xamante ne mi ngi am Égypte actuellement ay doomu égyptiens ñoo ko taxawal projet boo xamante ne gaan benn projet pharaon gaan benn cité la gars yi di taxawal Égypte cité la ay doomu Égypte amul étranger ingénieurs yeeg tout le monde ñëpp ay doomu Égypte lañ waaye gaan di ngeen bu ngeen gisee projet bi actuellement gars yi nekk tabax Égypte gaan benn ville futuriste gaan ba nekk gars yi tabax Égypte ñëpp ay égyptiens lañ ingénieurs yeeg ci kaw bu ci suuf tout le monde ay égyptiens lañ Égypte laa leen wax bii projet boobu bu paree da ngay gis ay sénégalais yu jóge fi dem immigré Égypte dem di liggéey Égypte ñun ñu am loolu yëpp mais pourquoi ñun ñu ko defal suñu bopp ñun ñu am loolu yëpp Égypte ñoo ko gën a riche téeméeri junni yoon Sénégal fii Afrique de l'Ouest laa la wax ba Afrique du Nord Sénégal moo fi gën a riche Sénégal moo gën a riche Libye Sénégal moo gën a riche Mali Sénégal moo gën a riche dëkk yi ni dëgg fii yëpp ñuy tudd si ñoom richesse fii Afrique Sénégal la leen gën a riche man maa leen wax loolu man maa leen wax ni Sénégal Afrique de l'Ouest ba mu daj ba Afrique du Nord nga bale Afrique de l'Ouest Afrique du Nord Sénégal moo ci gën a riche Sénégal moo leen gën a riche moo leen ëpp alal te même côté ressources humaines Sénégal yàlla may na ko ay doom yu am xam-xam ay doom yu am xam-xam yu mën a porter le combat dem ak moom ba génnee Sénégal ci kàmb gi mu nekk Ousmane Sonko lu ndaw la ci gars yooyu patriotes yi ngi Japon ñu ngi fépp gars yi ñu ngi fépp dañuy xaar rek Ousmane Sonko xoolal jël affaire yi gars yi ñibbisi projet yi commencé jóg lii moo nekk di xew ci town bi mais nag combat bi comme ni mu la koy waxee combat bi dafa doon nekk combat bu pacifique gars yi bu ñu nangu gars yi tàbb ci seen dëgg sërëx bi ñu gars yi tegal bu ñu ko nangu gars yi si violence la ñu bëgg a woo ci ay xeex la ñu bëgg a woo ay jàmmarloo yéen a ngi dégg am na si ñoom ku demoon ci benn télé jamono yooyu yàggul dara naan waaw bi passé da ñoo bett mais cette fois ci du ngeen ñu bett yéen a ngi dégg parce que loolu ñuy préparé dañu bëgg beneen confrontation lañu bëgg boo ko defee affaire bi tàkk comme que jëm nañ ko jaar ci waaso yi mënuñu ko ministre de la justice bi jëm na ko jaar ci waaso yi mënu ko dégg nga essayé nañ ko ci waaso yi ba sonn mu jàllul dem nañ jéem a xam nga fay ay nit biir université pour ñu créer fa benn genre xeex après ñu tuddee ko affaire de waaso xam nga bëm jàllul parce que aussi Sénégal benn bopp la bii du ay wax kese ah yow ba ngeen def très attention yéen Sénégal benn bopp la bi ngeen di dégg nii du wax kese de loolu lu ñu liggéey la gas ba mu xul suul ko fa barki Seydina Mohamed ku nar a taal Sénégal sa bopp lay tàkkee ku fi nar a taal Sénégal ci wàllu waaso en tout cas di ko jaarale ci ay wàllu waaso bu la neex ngeen dem def seen i attentat nag bu la neex ngeen créer seen attentat fële def ko comme ni ngeen habitude di ko defee ba pare jiñ ko ay nit créer fi kaw bu la neex ngeen def loolu bu la neex ngeen jël armée bi dem monter seen coup d'état ngeen créer fi kaw mais bu fekkee affaire waaso la moom ah non loolu moom en tout cas du yomb de
loolu moom c'est sûr que du yomb c'est sûr que du yomb gars yi dañ leen jël porté projet bi nañ leen ko porter à tous les niveaux à tous les niveaux am na ay doomu Sénégal yu nekk un peu partout dans le monde ay xale ndaw am jàng ba am xam-xam di nekk ay ingénieur ci ay waayow ci ay entreprise yu mag a mag ci àdduna bi xaaruñu lu dul sénégalais jël seen responsabilité ñu ñëw ñu ñibbisi xam nañ ci ay nit ba Japon am na Pastef cellule Pastef Japon vous imaginez cellule Pastef Japon am na cellule Pastef Canada cellule Pastef fépp ci Europe cellule Pastef am na fépp te boo fa dabee ay jeunes sénégalais nga fay fekk yu yàlla may yu xam-xam bu dul jeex ay booyu fees dell mais duñu mën a ñëw booyee duñu mën a ñibbi si actuellement bu ñëwee Sénégal la lañ fay def dañuy ñëw foofu ñu leen di politique loo dañuy ñëw foofu ñu leen di fenloo lañ leen di fenloo booy duñ def loolu duñ ñëw Sénégal ñu leen jàpp di leen def ay politiciens de rien du tout ñuy wër di fen askan bi comme ni ko ñii di defee parce que politiciens yi ay fenkat lañ les plus grands menteurs du monde ay politiciens lañ politiciens yi ay fenkat lañ def leen attention ci politiciens yi ay fenkat lañu ngeen politique da ngay jàng fen da ngay jàng kañ ngay fen ak kan nga war a fen ak kañ nga koy fen lii boo ko mënul doo politique Sénégal en tout cas politique Sénégal laa wax de politicien wu Sénégal lii moom boo ko mënul doo il faut nga ñeme jàkkaarloo sa sëriñ nga fen ko ñeme jàkkaarloo sa baay muy waaj a dee nga fen ko ñeme jàkkaarloo sa askan yëpp fi nga bokk yow nga fen leen loolu la ministre Malick Sall def loolu la ministre des affaires étrangères def loolu la ministre de l'intérieur bi def parce que Macky Sall aussi il faut ngeen xam ne Macky Sall du jël liggéeykat Macky Sall politicien lay jël Macky Sall du recruter liggéeykat Macky Sall politicien lay recruter parce que moom loolu lañ ko def loo xam ngeen ki nga xamante ne moo nekk di noot Sénégal depuis 1960 bëggul jeunesse bu am liggéey parce que boo amee liggéey da ngay am autonomie économique économiquement da ngay autonome ba autonomie économique duñ la mën a noot il faut que Macky Sall def le tout ba du créer entreprise Sénégal lii moom ay leçons yu ñu ko jox la ay taktal yu ñu ko jox la il faut que Macky Sall na def lu ko neex mais du créer entreprise na bañ lu ko neex mais du fi bañ corruption na bañ lu ko neex mais du fi bañ injustice ñett yii la gars yi defloo président yi corrompre yëpp ñett yi lañ leen defloo dëkk yi président yooyu nekk yëpp duñu créer industrie parce que bu ñu créer industrie dëkk bi day am liggéey te bu dëkk bi amee liggéey dëkk bi day développé économiquement day développé wu. dañ fay créer corruption ndax dëkk ba am corruption day am chaos day am désordre te fu am désordre ñoom loolu moo leen arrangé il faut dëkk bi am désordre pour ñu mën ñoom ñuy mën di rocc li ñu bëgg a rocc tranquille il faut dëkk bi am injustice ñu mën di emprisonné ku àndaloo ñoom ñu emprisonné la ku àndal luñ ku dàqoolu ci luñ bëgg ñu tëj la kaso yii la ñuy doxal ñoom ci askan bu ñu nekkee ci askan bu ñu duggee ci réew yii la ñu fay teg corruption lañu fay teg fa injustice ba pare nag fexe dëkk bi am ndóol c'est-à-dire dañuy xiifal dëkk bi ba ñu xiif bu ko defee lu ñu leen proposé dañ koy nangu lii mooy seen système bu ñuy doxee lii la Macky Sall nekk def Sénégal mais nag Macky Sall moo ko signé woon ndeysaan xam naa ne sax bu ñu koy signé xamul loolu lu xew waa ji bi muy dem di signé ji man lu ma leer ba leer ni xamul loolu lii yëpp yëgu ko woon loolu moom wóor na ma parce que sañul loolu Macky Sall sañul dem di signé gars yi affaire yu mel nii di ko signé sañu ko gars yi xam naa benn feuille lañ ko tegal rek mu lire préface bi waa ji préface bi xam naa la lire duggul ci biir document bi duggul ci biir parce que Sidy Lamine Niass moo ko di nga Macky Sall Sidy Lamine Niass moo ko njëkk a wax sénégalais biñ Sidy Lamine Niass yàlla na ko yàlla jégal te yokk leeram moo njëkk altu sénégalais yi ne leen dafa gis Macky Sall ci benn avion mu yor benn livre boo xamante ne livre franc-maçon la di ko lire Sidy Lamine na koy mayow li ngay lire nii mooy lan ndax ngay lire lii mu ne ko non damay lire nii rek simplement pour xam wala azim du ma ko fàtti mukk li may wax nii du ma ko fàtte mukk Sidy Lamine Niass maa ko seetaan ci vidéo muy wax lu mel noonu ne moom dafa gis ci biir avion la dajek Macky Sall boobu Macky Sall mu ngi nekkoon premier ministre Abdoulaye Wade Macky Sall yor livre franc-maçon yi di ko lire Sidy Lamine Niass ne ko loolu looy doyee livre bi yow lu tax nga koy lire mu ne ko non damay lire nii rek pour xam Sidy Lamine Niass ne ko dafa attention wala azim billahi wal kitaabi ak sama xolo
ak sama tëraay bàmmel lii maa dégg si Lamine Niass wax ko waa ji xam naa boobu la nekkoon ci contrat bi moment boobu mu ngi nekkoon ci phase signé contrat beeg yooyu noonu mais man pour man loolu man lu jàpp dama jàpp ne sa waay moom préface bi rek la liiru lu nekk ci biir ko contrat bi en elle-même li nga xamante ne moom mooy fondement wu sookul contrat bi liiru ko préface bi la lire rek signé parce que boobu voilà bëggoon na nekk président xam nga bëggoon na jot ci nguur gi nangam moo ngi nii gis ngeen tey fi mu yóbbu réew mi 9 ans waa ji toog 9 ans di doog a wax naan dégg naa leen 9 ans il se fout de la gueule du monde il se fout de la gueule du monde il se fout des sénégalais waa ji falewul sénégalais il faut que sénégalais ngeen xam ni ñii falewuñu toppatoowuñu ku fi jàpp na ni même bu fekkee da ngaa bokk ci ñoom sax di jàpp nañ laa considéré yaa ngi nax sa bopp. am na loo xamante ni duñ ko mën a wax fii ci vidéo bi mais gis ngeen triangle bi affaire bi triangle la ñu nekk ci kaw ñu nekk ci suuf ay xar lañ ci ñoom ñu nekk ci suuf xamuñ lu xew ci kaw ñoom ordre yi day wàcc nii rek ñu jot ci exécuté baaw échelle bi même boo nekkee ci baaw échelle bi yow considéré wuñu la laa wax il faut sénégalais il faut ngeen xam ni man xaw ma kañ ngeen di comprendre que ni politiciens yi considéré wuñu faale wuñu buñ ñu faale woon du ñu sàcc suñu alal c'est simple buñ ñu faale woon ñun du leen fal ba pare ñu sàcc suñu alal di détourner suñu alal di jaay suñu identité gars yi danoo jaay suñu identité def ñu genre danoo jaay suñu identité politiciens yi faale wuñ ñu nañ leen jël suñu responsabilité nañ leen jël suñu responsabilité ñu jël suñu dëkk defar ko naar yee ngi nii di développé ay Égypte ñu ngi nii di dem Égypte ay Tunisie ay Maroc ñu ngi nii di dem xoolal Maroc fu mu fay 350 kilomètres 350 kilomètres Maroc fay ci 1200 milliards ñun motul sax 50 kilomètres ñun suñu train bi motul sax 50 kilomètres ñu fay ci 1700 milliards voilà xaalis bi loolu la 1700 milliards la 1700 milliards te mu ngi yokk mi ngi gën a yokk mi ngi gën a yokk parce que ba léegi train bi dawul gars yi day gën a yokk waa ji 2019 bi muy dem campagne 2019 bi mu soxlaa gars yi xam nga kii sénégalais yi maanaam dox ci kaw maanu Sénégal dafa dem seeti gars yi ne leen daw leen train bi fexe leen train bi daw gars yi na ko da ngay yokk mu yokk gars yi na ko effacé ay bor mu effacé gars yi buusal ko train bi rek sénégalais yi barre ke Seydina Mohamed man ñëw naa Sénégal daaw ñëw naa Sénégal gis nga bi ma wàccee aéroport Diass maa ngi yegg si Sénégal ay guddi laa fi yegg si may ñëw bi ma yegg si aéroport Diass guddi gi gisuma lu xew ma jël taxi normalement jël taxi ñëw taxi bi gis nga dafa ñëw ba man maa waroon dem Parcelles taxi bi ñëw ba côté buntu Pikine nar a continuer ma ne chauffeur bu continuer wàccal buntu Pikine jaaral buntu Pikine soo bi ne non du ma jaar buntu Pikine parce que arrangé wu dama jël autoroute bi damay dem directement mooy gën a yomb wàccee Padoua ma ne ko non ganeen wax ma ñaata laa lay yokkal ma yokkal la ko nga jaar buntu Pikine dama bëgg a gis dëkk bi. ma ne ko man ñeenti at a ngi nii def mu nekk ma Sénégal. léegi gis nga bii oto bi wàccee buntu Pikine barki Seydina Mohamed damaa téye sama gémmiñ bi. Sénégal pour man waxuma la sax teg benn pas ci kanam mais Sénégal da doon reculer bi ma ñëwee bu buntu Pikine bi oto bi wàccee buntu Pikine ba ma xool secteur bi angle bi rek laa xool rond-point buntu Pikine bi rek laa xool ma ni non ma découragé complètement ma ni non xoolal Sénégal kon Sénégal nii la mel Sénégal fii la nekk ba léegi ma am sentiment wu Sénégal sentiment ni Sénégal avancé wul mais dafa dellu ginnaaw bi ma ñëwee buntu Pikine loolu remarque boobu laa def loolu laa seetlu gisuma Sénégal avancé mais dama gis Sénégal bu dellu ginnaaw dëkk bi poussière fépp poussière dara avancé wul may toog fii dégg naan waaw Sénégal émergent non Sénégal détergent kay Sénégal démerdant ma gis Sénégal bu démerdant Sénégal yi di démerdé wu pour dund waa ji te looloo taxoon ñu 17 xaw ma jeune xaw ma 16 jeunes dee pour moom mu ñëw dindi loolu noonu
17 jeunes ñoo tëdd auto policier yi jaar seen kaw ñu dee ñi jël ay badu fetal ci bopp ñu dee pour moom mu ñëw dindi loolu noonu jeunes yooyu taxoon jeunes yooyu dee ñenn ci jeunes yi ndeysaan dañoo amoon soxna yoon njaboot ba pare di jàng en même temps seen jàng yeggul woon affaire bu garaaw booy Mamadou Diop boobu noonu dee ci place de l'Obélisque bi dafa yoroon soxna ak njaboot ba pare di jàng pareegul jàng engagé loolu yëpp joxe ba kanam pour waa ji ñëw changer situation bi moom mu ñëw accès ci pouvoir ba pare def maanaam gën a confirmer quoi en fait ne moom il est né après les indépendances il a compris donc 9 ans di la doon wax jeunesse bi waaye xam naa ne da ngeen soxla liggéey yàlla noonu yàlla yërëm Sénégal yàlla noonu yàlla yërëm Sénégal yàlla noonu yàlla yërëm encore une fois di leen jaalewaat ki nga xamante ne moom mooy juge bi dem di leen ñaan rek patriote yi bu kenn toppee dara juge bi nañ leen ko ñaanal yàlla ñun ñëpp mu jégal ko parce que il faut tamit aussi ñu bañ a topp gars yi ñu dindi humanité bi nekk si ñun il faut ñu bañ a daanu ci piège bi mooy li ma leen wax rek il faut ñu bañ a daanu ci piège rancœur bi piège haine bi nga xamante ne moom lañ ci la ñuy woo ñu am haine xam nga di sentir ay haine ñun waruñu sentir haine suñu xol yi nii dañ ko war a raxas ba mu set bu ñu bëggee tabax Sénégal bu ñu bëggee tabax réew mi il faut ñu raxas suñu xol ba mu set ñu bañ gaay fi ñuy woo ñu bañ leen ci wuus yi di jeg gàdda ay haine juge bi bu ko kenn jàppal haine ngir lillaahi wa rasuulihi dama leen koy ñaan nañ ñun ñëpp nañ leen ko ñaan nañ leen ko defal fatiha lixlaas ak fatiha ñaanal suñu borom mu bañ ko topp ci dara bu leen ko sax ñaanal suñu borom mu jégal ko mais nañ bu mu ko topp ci dara xam nga ñaan boobu moo gën a sec boobu moo gën a maanaam moo gën a kii quoi moo gën a complet quoi suñu borom bu la toppul rek garaawul tamit mën na ko yërëm parce que bu ko yërëmee mën na ko dimbali sax ñi nga xamante ne nii amel na leen suñu borom daf ba ñooñu baal ko voilà nañ ñaan suñu borom mu yërëm ko xam nga na ko yërëm quoi bu ko yërëmee sax mun na def ba ay yëm Guy Marius Sagna baal ko parce que ak lu mu mën a wax lu ñu fi mën a wax tamit xam nga voilà même buñ ko mënul wax lu ñaaw tamit aussi Guy Marius Sagna am na lu mu dund ci loxo si je suis désolé mais loolu mooy dëgg tamit quoi loolu mooy dëgg ñun duñ fi nekk di ko wax lu ñaaw parce que du ñu wax si lu ñaaw koo xamante ne nii nekk ko fii xam nga ni ko war a ku ñu war a baal la quoi ku ñu war a jéggal la ku ñu war a ñaanal suñu borom la mu xam nga mu yërëm ko mais sincèrement Guy Marius Sagna te da ngeen Guy Marius Sagna lu mu wax Guy Marius Sagna xam nga waxu nice la wax jëmale ko ci moom Guy Marius Sagna ñaanal na ko yàlla sax mu jégal ko ndeysaan te pourtant Guy Marius Sagna xam nga dafa sonn ci loxo juge bi ñetti mandat de dépôt en 3 ans sincèrement 3 mandats de dépôt c'était une première ci l'histoire du Sénégal 3 mandats de dépôt en 3 ans la Guy Marius Sagna dund ci loxo juge bi te pourtant Guy Marius baal na ko léegi Djibril War bëgg nekk fi naan waaw xam nga sénégalais ñoo fi nekk di zibilé ci deewu jàmbur mais Sénégal moo bëri ay mag yoo xamante nii dama xaar ma noppi sax bala ma fiy wax musiba ay magum jëm yoo nga yor njaboot yow nga yor njaboot yor ay doom xanaa say doom sax nga rus leen boo na demee ba taxaw dina la wax yenn wax yi ci magum jëm nga war a xalaat sa njaboot nawle la góor gi maître Djibril War njaboot nawle la yaak say morom ay maître El Hadj Diouf ak ay Moustapha Diakhaté ak yéen ñoo ñëpp njaboot nawle la bu ngeen di waxati ay musiba yu mel nii xalaat leen si seen i njaboot am ngeen ay doom yoo xamante ne xam naa ne sax yor nañ njaboot ba am ay doom am ngeen ay sët yéen di wax nii da leen ko xalaat da leen xalaat seen i njaboot parce que da ngeen layoo ak seen njaboot da ngeen di layoo ak ñoom fii ku fi teg sa njaboot gàcce di nga layoo ak moom njaboot nawle la xam nga ne yow maître Djibril War sa wax yu ñaaw yi nga wax nii jëmale ko si Ousmane Sonko te ko fenn àdduna leen jaay rek barki Seydina Mohamed àdduna ngeen topp yéen da ngeen a topp àdduna moo tax ngeen di wax li ngeen di wax nii mais Ousmane Sonko yéen ñëpp amul kenn koo ca xamante ne nii gën na ko amul kenn gënul ci Ousmane Sonko ci yéen ñëpp laa wax. ñun impôt domaine xam nañ lu fa xaw impôt domaine xam nañ bu baax nii bërëbu sàcckaay bu yomb la bërëb bu yomb sàcc xaalis la impôt domaine ay douane ay impôt domaine ay bërëb bu yomb sàccee xaalis la xam nañ ko. nit ku fa def nag 15 ans mun laa topp fukki dërëm sincèrement ngàcc ngalaam yow kooku xam nga voilà nit ku mel noonu moo yombul ci réew mi néew ma amu fi nag mais yombu fi. kon nag yéen da ngeen lekk seen àdduna ba mu jeex bàyyi leen booy ñu dem bàyyi leen xale yi ñu ñëw jël tabax seen bos
mu leen fay nekk nag di lekk boobu ba léegi lekk ngeen seen àdduna ba mu jeex yéen ñëpp war a dem retraite instant yi nii mais politique moo leen fi bàyyi. yéen ñëpp a war a dem retraite yéen ñëpp mais doo leen dem retraite parce que politique moo leen fi bàyyi bi nga ko tegoon ci yoon yéen ñëpp dégagé ngeen instant yi dem noppalu ji dem jaamu ji yàlla. mais non doo leen ko def parce que xam nga am nañ fi benn président boo xamante ne ni moom bopp bi dara new ci ndeysaan dara new ci sincèrement ñun suñu président bi bopp dara new ci dëgg neexul mais suñu président bi bopp bi dafa vide de chez vide laa leen wax vide de chez vide. yow naka lay emploi nga naan da ngay génne 450 milliards loolu la ñuy créer emploi 450 milliards ñii problème xaalis lañu am sincèrement ñii problème xaalis lañu am 450 milliards waaw pour jeunes yi am emploi jeunes yi nga laaj emploi yow nga génne 450 milliards yow pour yow 450 milliards yooyu ma réglé emploi problème emploi non mais sincèrement ñun ñoo am problème ñun Sénégal ñun ñoo am problème emploi mënoo créer emploi fekk créé woo ay industrie tabaxoo ay usine créé ay industrie jeunes yi am lu ñu xëy 450 milliards yooyu tabax ci industrie tabax ci entreprise boo maanaam entreprise buy mën a permettre jeunes ñu liggéey 450 milliards yooyu noo ko séddale jeunes yi mais attends soyons sérieux quand même yëpp ay dóor la yooyu yëpp ay dóor la gars yi maa ngi jéggalu xam nga saa bi nii xam naa ne su ma arrêté wu leen live bi nii dañu song ma xam nga indi ma fi ay plaignant di leen ko rappeler rek patriote yi que ni combat bi porte à porte la affaire bi porte à porte la il faut ñu affronter parents yi suñuy parents foofu ñu tàmbalee ñu dem toog parents yi waxtaan ak ñoom. gars yi buñ taay yi bu ñu ci taay yi suñu avenir moo nekk en jeu. gars yi naar yi ñu ngi dem naar yi ñu ngi liggéey naar yaa ngi nii di liggéey di dem comme que ñun nag amuñu ay dirigeants yoo xamante ni ñoom am nañ jom ñun suñuy dirigeants amuñu jom amuñu fulla amuñu fayda léegi ñun dañoo jël suñu responsabilité nañu sensibiliser parents yëpp heure añ yeeg heure reer yeeg grand place yeeg occasion bu ñu am nañu waxtaan ak nañ projet bi nañ ko proposer gars yi. nañ dem toog parents yi waxtaan ak ñoom proposer leen projet bi ne leen projet bi lii la ñun duñu ay nit yu violent gars yi ñu bëgg a woo ci violence ñu bëgg a gasal kàmb pour ñu dugg fa ñu am ci ñun ndam buñu leen may loolu bu ñu nangu loolu bu ñu leen fekk si violence bi encore une fois. bukki bi mu ngi buntu Sénégal topp bukki bi matt Rwanda dama leen koy rappeler c'est très important bukki bi matt Rwanda matt waa Mali mu ngi taxaw ci buntu Sénégal di xaar buntu bu mu duggee pour matt ñu buñ nangu loolu. nañ leen bàyyi ak seen i waxu terroriste ak seen i waxu force occulte nañ leen bàyyi ak moom nañ fu leen neex nañ fa dem waxee ko fa. man ci kaw bi laa nekk ay xonk nopp laay liggéey la dégg naa bu baax li ñuy wax ci sénégalais yi ay xonk nopp laay liggéeyal am na yoo xamante ne du mu ci bëgg a yegg xam nga parce que loolu sama vie privée la quoi man la concerné mais li ma leen bëgg a xamal ci gàttal mooy man damay ay xonk nopp laay xëyal tous les jours ñuy signé. may signé ñuy wote téléphone may décroché di leen woo ñuy décroché ñu may jox ay directives ma leen di jox ay directives fa laa mën a yem mais pour rek xamal pour la wax leen ni nii ñoom population Sénégal bi ñoom maanaam gis bët bi ñu am ci population Sénégal ñoom maanaam ñun enfin en tout cas Afrique de l'Ouest ba mu daj ñun ñoo fii population bu ñu gën a xonk noppi ñun lañ gën a respecté ñun lañ gën a nangu suñu intelligence. ñun lañ gën a nangu suñu culture générale ñun lañ gën a nangu suñu hospitalité lii ay témoignages yoo xamante ne dama koy recevoir man tous les jours jóge ci xonk noppi yi vous êtes un peuple calme vous êtes un peuple voilà quoi dama koy dégg tous les jours man ay témoignages si xonk noppi yi des fois nga tas koo xamante ne dafa raciste ba du gis mais dafay accepter loolu parce que da ngeen di jëflante da ngeen di jëflante bu ngeen jëflantee xam nga day nangu. kon bu ñu doon ay con gars yi bu ñu doon ay con ñoom ay con lañ moo tax ñuy doxalee ni ñuy doxalee nii ay parce ils sont cons si c'était pas le cas duñ doxalee nii duñ ñu jox leen suñu réew fan leen ba pare ñu ñuy agressé sàcc nañ ñu fen nañ ñu léegi la ñuy agressé buñ leen fekk si loolu buñ doon ay con comme ñoom
nañ leen maanaam nañ leen dévier dem jaar seen ginnaaw dem wax ak population bi loolu mooy mission bi instant yi nii. mission bi gars yi sensibilisation la à tous les niveaux sensibilisation la à tous les niveaux yëpp la ñuy sensibiliser partout tout le monde imam yi sëriñ yi tout le monde bu ñu bàyyi kenn il faut que ñu jël Sénégal wan leen ni Sénégal bii gars yi dañ fay jaar. mooy li ma doon wax au début rek Sénégal moom mooy 3e suuf bu gën a barkeel ci kaw suuf moom mooy 3e terre bu gën a barkeel ci kaw suuf gars yi li ma leen di wax ni xam-xam la bu leen neexee ngeen bind ko ngeen dem def ay recherche li ma leen di wax ni dañ si teg seen baaraam Sénégal mooy 3e suuf bu gën a barkeel ci àdduna ma jox leen ay firnde balaa may tëj vidéo dama leen jox ay firnde bu leen neexee ngeen bind li ma leen di wax ngeen dem def ay recherche te loolu raison la day nekk dafay bokk ci raison yi tax gars yi ciblé Sénégal projet Akon bii ci raison yooyu la bokk le fait que gars yi Macky Sall di doxalee ni muy doxalee nii ci raison yooyu la bokk parce que gars yi ñoo soxla Sénégal gis ngeen Makka mooy suuf bi gën a barkeel ci àdduna parce que foofu la Seydina Mohamed tëdd foofu la maam Ibrahima wàcc foofu la Kaaba gi nekk yonent yàlla Ismaïla tam jaar na fa la Kaaba gi nekk fa la Seydina Mohamed tëdd fa la juddoo moo tax mu nekk suuf bi gën a barkeel gis ngeen waa Makka xëy ñu gontuwuñu waa Makka du ñu xëy du ñu gontu milliards yu dul jeex ñoo ko yor pétrole àdduna bi yëpp Makka ko yor te xëy ñu gontuwuñu loolu barkeel la loolu confirmation bu barkeel bi Makka barkeel bu suufu Makka barkeel la waa Makka du ñu xëy du ñu gontu du ñu xëy du ñu gontu te du ñu bëgg ci àdduna am ko fa Makka ñoo gën a tawféex ci àdduna boobu Makka ngay teg sa taabalu xaalis xam nga Makka am ñu fay liggéey échange dañuy teg sa taabalu xaalis ñuy def échange xaalis table dañ ko teg ci mbedd yi nii bu heure julli jotee benn morceau bu ndaw li ñuy jël muur ko ci rek dem julli ji kenn du ko laal loolu mooy jàmm loolu jàmm la loolu Makka rek nga koy gis ci àdduna loolu jàmm la jàmm lay woote lay wone loolu. ñaari suuf bu ci topp mooy Palestine fa la yenent yëpp tëdd yenent yàlla Souleymane fa la tëdd yenent yàlla Moussa fa la tëdd yenent yi bëri ay ñoom yenent yàlla Zakaria ak ñoom ñëpp fa lañ tëdd mu nekk suuf bu barkeel Palestine loolu tax ngeen gis ñu jàpp palestinien di leen rey benn par benn di leen rey comme ay xar suuf soosu moo tax parce que suuf soosu moo barkeel fa la yenent yàlla Souleymane bu ponkal ba fa la tëdd Souleymane bu ponkal ba bi doon liggéeyloo jinne yi fa la tëdd kon Palestine ginnaaw Seydina Mohamed yeneen yenent yëpp fa lañ tëdd loolu muy firndeel ni Palestine mooy nekk 2e suuf bi gën a barkeel Palestine sax ñeneen ñi nee nañ mooy terre sainte ñeneen ñi mooy terre sainte te dañ leen koy nangul parce que fa la yenent presque yenent yëpp fa lañ tëdd mais ñun nag ñun suñu terre sainte ñun Makka la parce que ki nga xamante ne ñun mooy suñu wasila ñun aduna ak alaxira moom moo fa tëdd moom te fi nga xamante ne mooy suñu jubluwaay muy suñu xibla foofu la moo tax ñun foofu lañu def suñu terre sainte donte bee dañ koy nangu parce que yeneen yëpp fa lañ tëdd beneen suuf nag bi gën a barkeel ci kaw àdduna mooy Sénégal bind leen ko ngeen dem def ay recherche di ngeen gis li ma leen wax suuf bi gën a barkeel ci àdduna mooy Sénégal suuf si wane na ko nit ñi wane nañ ko Sénégal dong ngay gis Serigne Touba Mame El Hadji Malick Mame Baye Niass Mame Baye Laye Mame Bou Kounta Serigne Saliou Serigne Fallou Mame Dabakh Serigne Babacar wala wu yàlla yi ma leen limal nii ak ñi ma limul Sénégal dong la ñuy wàcc ginnaaw Makka ak Palestine Sénégal dong la fii lu toll nii ci ay wàllu wàcc fi te suuf si wane na ko Sénégal amul lu mu ñàkk ci alal ci suuf amul. pétrole bi nekk suñu diggante ak Mauritanie sax Sénégal la ëppee. Thiénaba merci grand Thiénaba li fi wàcc ci wàllu wu yàlla kenn mënu koo compter Sénégal macha allah Bañas kon Sénégal mooy ñetteelu suuf bi gën a barkeel ci àdduna gis ngeen projet Akon bii mosu naa ci def benn vidéo xaw na yàgg tuuti te dinaa ci defaat beneen vidéo pour expliquer leen lu tax gars yi ciblé Sénégal pour teg fa projet Akon bii lu tax ñu ciblé Sénégal gis ngeen Iblis moo ñu gën a xam li xew Iblis laa leen wax moo ñu gën a xam lu xew moo ñu ëpp xam-xam Iblis dafa am xam-xam ndax ñu ciblé Sénégal parce que même projet bi am na Makka même projet bi ñuy bëgg a tabax Sénégal nii ñu ngi koy tabax Makka
am na Palestine dama la ngeen def ay recherche li mu leen di wax dama la ngeen ay recherche man ñëwuma ne toog nii rek di wax nii parce que dafa maa neex may wax ñun bu ñuy xeex tey jii bu ñu jógee nekk maanaam dugg ci activisme wala boog di dugg ci patriotisme dañoo am ay raisons yu valable yu ñu ko tax a defloo te loolu mën nañu see fekk mais dafa am ay raisons yu valable Sénégal dafa nekk cible cible bu graaw quoi ndeysaan sérieusement man dama yërëm sax sénégalais yi ci li nga xamante ne nii sincèrement mu ngi yott réew mi man dama yërëm sénégalais yi dama yërëm sama bopp Sénégal dañoo nekk cible gars yi dañoo ciblé dañoo tëg bët saa yi nii projet Akon bi lu ñu mën a ñaan bu ñu mën a ñaan yàlla mu dimbali ñu bu mu am Sénégal nañ ko ñaan yàlla mu dimbali ñu ko bu mu fa am parce que projet Akon bi poson la ci réew mi poson bu bon a bon instant da ngay wax sax dégg ñi ni naan non da ngeen soxor ay Akon lii ay Akon laa xam nga di xool maanaam yor bëtu àdduna ñëpp ñi nga xamante ne da ngay wax ci projet Akon bi naan baaxul ci réew mi ñuy dal sa kaw bëtu àdduna lañ yor bëtu àdduna la ñuy xoolee mooy bëtu dajjaal bi ñuy wax bëtu dajjaal àdduna rek lay gis lépp ci àdduna lépp bëtu dajjaal bi Seydina Mohamed doon wax gars yi lay tontu ci affaire Akon bi nan la non da ngaa soxor projet Akon bi da ngaa soxor projet Akon bi lu baax la bëtu àdduna lañ xoolee projet Akon bi ma xoolaw ñu ko bëtu voilà da koy firndeel simple na projet Akon bi li firndeel ne projet Akon bi posal la ci réew mi simple na nan ngay tabaxee lu toll noonu 3000 hectares 30 000 hectares nga tabax ci cité bi amul jàkk amul église réew bu mel ne Sénégal loolu rek maanaam firndeel la nii voilà te li fay xew nag dinañ ci defaat beneen vidéo expliquer leen lii nag maanaam projet Akon bi lan lay jur lan lay indi Sénégal lan lay jural Sénégal bu yegsee parce que ñun bu fekkee xaalis rek soxlawuñu projet Akon bi mu ñëw indil ñaar dërëm ñun lu ñu yor ci alal ñun Sénégal doy na bu ñu ko utiliser comme il faut rek xale bu góor bu nekk laa la wax nii boo waree takk jabar nguur gi mën na laa jox 300 000 pour nga takk jabar comme li amul Libi te Libi ñoo ko ëpp alal bi ñu yàlla may Sénégal bu ñu ko utiliser normalement xale bu góor bu fi takkante jabar état bi mën na laa jox war na laa mën a jox 300 000 ndawtalee la ko déggoo ma de comme ni Xadafi doon def libyen yi ku takk jabar Xadafi jox la xaalis ku bëgg jàngi mu fiancé la nga dem jàngi extérieur doo fay ñaar dërëm ku bëgg a kër mu jox la kër jox la xaalis nga tabax ko di ko fay ndànk-ndànk loolu Sénégal mën na ko parce que Libi ñoo ko gën a riche Sénégal moo gën a riche Libi 2 fois parce que Libi nu mu delee amuñu géej ñun dañoo am géej am dex suñu suuf nangu ñu am pétrole am gaz am uranium am lépp am fer am lépp ñun manqué ñu dara Sénégal ay njiit yu baax rek ndeysaan ay njiit yu baax rek ndeysaan Cheikh Omar Diagne dama koy déglu Cheikh Omar Diagne da leen ko déglu da leen déglu Cheikh Omar Diagne gars yi da leen déglu sénégalais yi yàlla may na Sénégal ay doom yom xam-xam ba pare gore doon ay gor yàlla may na ko Sénégal ay doom yom xam-xam ba pare gore gëm yàlla may na Sénégal ay doom yom xam-xam wër na yàlla am na ñu ne ci biir réew mi am na ñoo xamante ñu ngi bitim réew lañuy xaar njiit bu màndu boo yooyu wala lazim am na ñu si xam ñun njiit bu màndu la ñuy xaar pour ñibbi si seen réew ñëw liggéey parce que xam-xam bi leen yàlla may ñu war ko mën a xam nga jëriñal seen askan dañ ko bëgg mais mënuñu ko parce que bu ñu fi ñëwee dañ leen di politique loo comme li ma leen wax rek bu ñu fi ñëwee dañ leen di politique loo ay fenkat lañ leen di def dañ leen di convertir def leen ay fenkat ñuy wër di duul askan bi di fen askan bi rek voilà te ñoom nag franchement préféré wuñu loolu ñoom ay gor lañ jur ñu yar lañ ci ngor. bon. sincèrement lii lañ amoon pour partager ko tey ak yéen xam nga. mu nekk cri du cœur parce que ñun tamit xoolal lañuy waxee quoi ñun li ñuy wax ni suñu xol lañ ko tibbee du lu ñuy fay ñu duñ ko waxuñu ko pour am ci tur wala gis si kenn diñ ci wax merci lu ñuy wax ni suñu bopp lañ koy waxal parce que Sénégal. ñun ñoo ko bokk ñoo ko moom ñun ñoo ko mën a tabax ñoo ko mën a liggéey te mën naa nekk lépp tous les conditions sont réunies pour Sénégal dund ci tawféex dund ci naataange tous les conditions sont réunies tout mais dafa am ay xat-xat ay quelques kii yu nekk ci kanam lu ñu war a dindi rek maanaam dindi ko rek saa yu dem kese amul leneen di la métti
dina tàng mais il faut on n'a pas le choix il faut parce que yeneen dëkk yi ñu ngi dem yeneen dëkk yaa ngi dem man li may wax bu ma mënoon jël sénégalais yi dans leur ensemble indi leen ci dëkk yi nga xamante ne dañoo génn ci ay caaxaan yàgg na wan leen dëkk yooyu ñu mel tey barki Seydina Mohamed gëm naa ne buñ ñibbi si waatee Sénégal képp ku fay homme politique dañ la dàq génne la dëkk bi ku fa yor poste dañ la dàq jëlee la fi nga nekk parce que dañuy xam ni ci ay caaxaan lañ yore dëkk bi dañu xam ni dañuy nax sénégalais yi boobu léegi dañuy xam ni yow nëbb sénégalais yi dëkk bi dañ gis quoi dañ gis naxaate bi quoi en fait. gars yi ñu ngi baalu àq ñëpp man maa ngi baalu àq ñëpp bu fekkee li may wax nii am na ci koo xamante ni nii am na ci lu ko metti man maa ngi lay baalu àq maa ngi lay jégalu maa ngi sukk sama ñaari oom yi suuf di la wax nga baal ma àq di leen wax bu leen fàtte juge bi dem du sunu noonu mosu koo nekk te du tey la koy nekk sunu benn frère la woon bu nekkoon ci beneen parti bi parti corrompu yi parce que moom aussi il faut ngeen xam ni dafa nekkoon en otage dañ ko jàppoon en otage parce que gars yi ils sont très intelligents bu ñu ñëw ci yow nii soxla ci yow buñ maanaam bu ñu la soxlaa dans 2 ans léegi la ñuy ñëw non c'est bon même un tout petit peu bu ñu la soxla dans 2 ans instant yii la ñuy ñëw doxaan la corrompre la xam nga duñ la wax projet bi de duñ la ko wax ñoom li lay jox instant yii nii wax ak yow ci beneen fànn fexe daal ba ngeen xam nga ba ngeen créé lien bi ñu commencé la di la jox nag après dans 2 ans bu 2 ans jotee la ñu woo la nga ñëw ne la kaay jox nañ la lii ak lii ak lii preuve yaa ngi nii da ngay nangu mbaa ñu vilipender la ñoom noonu la ñuy keppee gars yi noonu la ñuy keppee gars yi bu ñu leen expliqué ni ñuy jaar ba corrompre gars yi da nga naan non c'est faux barke yàlla te ay affaires yu ndaw mais yu garaaw lañ leen di def dañ leen def ay affaires yu ay pièces yu sew lañ leen di def mais yu garaaw noonu la ñuy def bu ñu la soxlaa dans 2 ans léegi li ñuy ñëw di sa yow ay amitié xam nga commencé la defar ay cadeau xam nga di la kii voilà kan laa gis mu ngi ne justice pour Adji Sarr mais Adji Sarr justice mu ngi si yoonu justice dossier Adji Sarr bi mu ngi si justice la ngeen bëgg justice pour Adji Sarr ñun ñëpp justice lañ bëgg pour Adji Sarr ñun ñëpp sincèrement man mii di wax ak yéen sincèrement man jigéen moo ma jur te ki ma jox ay doom tey li nga xamante ne moom mooy le bonheur absolu jigéen la man je suis pour le respect des femmes le droit des femmes Adji Sarr justice pour Adji Sarr je suis d'accord man d'accord naa de mais nag problème bi mooy justice dossier bi mu ngi ci yoonu mu ngi ci justice léegi na justice daf liggéeyam rek c'est tout ñu loolu lañ bëgg na justice daf liggéeyam gars yi yoon nanguwul justice daf liggéeyam xam nga bu ñu dañuy waxante dëgg aussi tamit man contre ma kenn ko faral Adji Sarr donte man Ousmane Sonko laa faral mais contre ma Adji Sarr contre ma Adji Sarr mais Ousmane Sonko laa faral parce que xam naa ni sama xel man loolu sama avis la sama avis personnel la Ousmane Sonko dañ ko complot man loolu sama avis la am naa ci droit nag aussi ku nekk am nga droit nag joxe sa avis ku nekk am na droit ne Ousmane Sonko moo def ku nekk am nga droit ne Ousmane Sonko deful mais man pour man Ousmane Sonko dañ ko complot deful parce que Ousmane Sonko buñ kuy waxal yàlla rek xam ni salon boobu mu demoon noonu da doon làqatu nguur gi ko doon rëbb moo tax mu dem ci salon boobu nga xamante ni siiwul ku ànd ak sa xel war a xam loolu te nag nangoo wax dëgg parce que yàlla ngeen bëgg sénégalais itam xam nga da ngay waaru de ñoom lañ bëgg Ousmane Sonko muy dem buy dem massage naan leen wala ñoom ñëpp na leen maa ngi dem massage wala bu def live quoi naan maa ngi dem massage parce que loolu la ñu dem ci massage yi salon massage yi nga xamante ne ñëpp a ko xam te yow naka la nag état di wëree yow nga dem ci salon massage boo xamante ne ñëpp a ko xam sincèrement dañ leen wax ne dëgg xam nga tam mooy li may wax ne rek gis ngeen patriotes yi ils sont intelligents patriotes yi c'est pas pour rien ñu nekk ay patriote balaa nga koy nekk da nga am xel ba pare parce que nit boo amee xel si nga xam ne yow da ngaa war a défendre ses propres intérêts soo amee xel si nga xam ne da ngaa war a défendre sa askan soo amee xel si nga xam ne yow waroon nangu injustice comme xel mooy xam ne warul nangu injustice mais boo doonee benn genre ngundum ku ñëw diri la yóbbu di leen gëmloo affaire Adji Sarr li ngeen doon gëm mais attends mais justice pour Adji Sarr d'accord mais non frère gis ngeen 14 jeunes yooyu noonu bu leen yàkkamti 14 jeunes yooyu noonu tant que ñii fi nekk ñu ngi fi nekk justice du am ci 14 jeunes yii bu leen sonal seen bopp sax tant ñii nekk fii tant que ñu ngi fiy nekk justice du leen ko gis Sénégal loolu moom man maa leen ko wax
te li ma leen wax noonu mooy lu am te loolu ngeen di gis ñii tant que ñu ngi nekk ci réew mi justice du fi am bu leen ko xaar da ngeen di sonal seen bopp déception ngeen ciy jëlee dama la koy wax léegi c'est simplement ngeen xam ko déception ngeen di jëlee ci ñii nii nekk fii bu leen di xaar ci justice ak emploi gis ngeen 450 milliards yéen di dégg ay dóor la doon gis 15 doon ko gis toog leen yéen ñi nga fi nekk 9 ans créé wul emploi dans 3 mu des ak fi 3 ans mu war a dagaate dem yoonam di fi créé emploi yéen xalaat ngeen ko mais non non waaye gars nañ leen waxante dëgg quoi nañ leen waxtaan mais ñu waxante dëgg aussi munu mën a fal 12 ans nga def 9 ans li créé woo 15 ci emploi yow projet yi fi def yëpp ay projet jàmbur la ay gars yi nekk fële la ñoom ñoo investir seen xaalis nga ubbi leen buntu ñu investir créé woo fi benn entreprise créé woo fi benn industrie mooy créer emploi du ay benn marocain moo gagné benn contrat Sénégal ñoom war fi tabax ay pont wala mu war fi tabax ay tali wala mu war fi tabax ay cité loolu du emploi parce que kooku bu projet bu paree bu tabaxee lu muy tabax ba pare day ñibbi bu ñibbee ñi fa doon liggéeyee fan lañ jëm dañuy ko ne dafa liggéey mais non non waaye loolu du emploi waaye emploi da ngay créer industrie boo bëggee créer emploi da ngay créer industrie loolu mooy créer emploi voilà kon justice bu leen ko xaar en tout cas pas ci nguur gi moom bu leen fi xaar justice parce que du leen ko fi gis déception rek ngeen ciy jëlee moom bi yóbboo ñun ñu jël affaire yooyu noonu yëpp ay affaire de justice ay emploi ñu muñ ko teg ko ne muñ ko maanaam nekk ci liggéey bi sensibilisation ñun suñu liggéey sensibilisation kese la na paa yeeg maire yi xam li xew ci dëkk bi na paa yeeg maire yi xam projet Ousmane Sonko bi lan la na jeunes yi dem inscrire ñu inscrire wul nañ dem inscrire wul récupérer seen carte électeur waaw c'est tout ñu teel a xam ay bureau de vote fan la ñu war a voter ak wala loolu noonu yëpp xam naa nga projet bi instant yi loolu la maanaam instant bi xëy be gont bi ñun patriote suñu xëy suñu gont loolu la sensibilisation la sensibiliser pas ak maire ñu xam lu mu demee sensibiliser booy ñu dem récupérer seen carte électeur ku ci binduwul nga dem bindu ji loolu mooy affaire bi voilà loolu daal mooy instant yi moom mooy combat bi bu ñu fi nekk fii di tontu kenn wala ñu fi nekk di wuyu kenn ci lenn nañ leen bàyyi ñu nekk seen i délire parce que dañuy délire instant yi ay jin ñoom fu mu ne nii mbéjum jinn lañu encaissé jinn yi leen mbéj xam nga ni liñ nekk di wax nii xamatuñu ni fi ñu taxaw voilà loolu moo am loolu mooy les faits loolu mooy réalité yi léegi ñun duñ leen fekk si xam nga ci li ñu nekk noonu ñun ñoo ñuy jël suñu yoon nañ continuer suñu yoon c'est tout nañ continuer suñu sensibilisation voilà def porte à porte voilà c'est tout voilà c'est tout waaw nañ bàyyi comploteurs yi ñu nekk seen i complot ñun ñu nekk suñu job bi ñu xam kan mooy fayeeku mais nag Ousmane Sonko aussi bu leen fàtte ni il faut ñu protéger ko loolu moom bu ñu ko fàtte Sonko dañ koy protéger voilà dañ koy protéger sur tous les niveaux à tous les niveaux dañ koy protéger waaw di leen jaajëfal beneen wax ba beneen yoon ñaan yàlla mu defal ñu tawfeex ak taysiir defal ñu xolu muñ yàlla may ñu xolu muñ jéggal ñi nga xamante ne ñooñu jiitu ñun mu may ñu gudd fan ak wér bàyyi ñu ba nga xamante ni suñu projet bi yaa ngi dégg mu dooleel ñu ba suñu projet bi ñu yeggali ko Sénégal mën a récupérer boppam moom boppam xam nga ñu am véritablement suñu indépendance parce que indépendance amuñu ko nañu am véritablement suñu indépendance loolu ñu ñaan yàlla mu may ñu mu dooleel ñu ba nga xamante ni ñu mën a am véritablement suñu indépendance am suñu souveraineté tout xam nga ñu mën a doon réew ñu mën a doon nag xam nga vraiment réew quoi parce que fu mu ne nii ñun région kese lañu waaw Sénégal moom région la rek voilà région la quoi am benn gouverneur bu fa nekk xam nga voilà di doxee ay ndigal c'est tout ce qui se passe. ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di wax ñëpp voilà ñu comme ni ñu koy waxee mange ta merde garde ta dignité voilà mange ta merde garde ta dignité na nga lekk say neefere mais na nga garder sa dignité waaw nit alalu àdduna wala daray àdduna warul tax nga njaay sa ngor dafa am solo ci doomu aadama ngor dafa am solo ci doomu aadama waaw ngor lu am solo la nit ki moom ak lu mën a xew rek garder sa dignité quoi en fait garder sa dignité parce que alalu àdduna day jeex day dem waaw day jeex fii nit yor na fi alal sax lekk ko nit rey def na fi lu ne dem xam nga am lu mu doon yóote lekk ko kon dignité lu am solo la ci nit waaw dignité lu am solo la ci nit quoi waaw loolu la quoi dignité moom man foog naa boo ko amee boo dee kenn du wax lu ñaaw ci yow
waaw boo dee kenn du wax lu ñaaw ci yow nit ñi lu baax rek lañ lay waxal dignité laa wax de boo gàddee sa dignité yaakaar naa ne boo dee kenn du wax lu ñaaw ci yow ñu leen nuyoo ñëpp di leen ziare di leen wax ba beneen yoon incha allah jaa ngeen jëf. Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.